mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen kon ci xibaaru ngoon gi la ca gën a fës fitna ga ca APR ndaw ña di xeexoo doon sàkku kon xamante ni moo di Thérèse Faye mu jógee ca bopp COJER mbir mi mujjee ci fitna gu ni mel lii kon lan moo ci war a doon taxawaayu APR waaye it ndax du indi gàllankoor ci doxalinu bi parti des na ci dikk léegi ci biir xibaar yi Barthélémy Dias moom xëy na jàkkaarloo ak commission nga dok ci assemblée nationale ñu ko doon may nopp ndax dañuy dindi am déet mbalaanal kiirlaayam foofee xamle na ni du benn jëf boo xamante ni dana tax mu soppi gis-gis wala lu mu gëmul muy jëfee lu safaanu ak loole maître Aïssata Tall Sall mayao kam nag daal dinay rafetlu boobee jàkkaarloo xamle ni ña ngay déglu assemblée nationale ci dossier bu ni mel train express yoon wa mu war a jaar ñooñee ñooy yuuxu ak wàllu la ñu leen bëgg a jox ci ndàmpaay la ñu ni matul sax terrain seen kër yooyee ñu jàpp ni dañu leen a bëgg a toroxal ba tax na ñoom it yëkki nañu ay kàddu jagleel ko président de la république Macky Sall waxtu wa ñuy wax ceeb bu manqué riz parfumé nee na ñëpp na juróom fukki junniy tonnes yoo xamante ni ñi ngi ci kon vallée du fleuve bi di xaar ñii di producteurs yi di sàkku ci askan wi ñu gën a def confiance ci lii di ceebuk mbay mi danañu yëri it li nga xamante ni jamono ji ñëpp bàyyi nañu ko xel élection yi ñu amal fële ca États-Unis kan ci diggante Hillary Clinton ak Donald Trump moom mooy nekk njiital Amérique wuutu Barack Obama ci waxtu yi ñuy dëgmal loolee dana leer dinañ ci suuxit ci biir xibaar yi ci lu yaatu ak yeneen ponk yi waaye it États-Unis ga ñu bari teg bët bëgg faa dem moonte ña nga ak ñoom it seeni tolof tolof ñu def ci gëstu ca kanam tuuti lay doon ponk yaa ngook ñu yaatal ko. te lu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias tàmbale ko ak fitna gi nga xamante ni dund nañu ko ñoom ndawi APR ci xëccoo kon jiite COJER Thérèse Faye ma fa nekk la ñenn ñi taxaw ni ay atam mayatu ko nag mu toog ci boobee kuréel na wàcc ni ko texte yi santaane jox ñoom gone yi ndaw ñi ñu jiite ca ndaje ma ñu bëggoon a amal ñooñee di ko xeex mbir mi kon coow la mujjee fitna ba mel ni nag bi parti ñuy laaj ndax seeni texte bàyyi nañu xel ci li nga xamante ni moom moo xew am déet ñu ànd ci ak Ibrahima Kane. juróom-ñetti at gannaaw bañ ko taxawalee ba léegi APR daanaka du jug ci ay fitna bés bu yàlla sàkk nag ñu fay nemmeeku fitna ci biir parti boobu bi ci mujj di xeex bi doxoon ci diggante ndaw ñi altine gii ñu génn ba ñu bëri jëlee ci ay gaañu-gaañu bokk na ci li waraloon coow li nag wuutub Thérèse Faye ca bopp COJER ñi nga xam ne ñoom ñoo fareek Marème Thiam jàpp ne Thérèse Faye moom jamono ji atam mayatu ko moom muy jiite ndaw ñooñu xeex yooyu nag ñu gisoon kon altine ca permanence bu APR nekk nag loo xamante ne ni daanaka lu ndaw la bu ñu sukkandikoo ci fitna yi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku ci biir APR ci département bu Pikine Abdoulaye Timbo ak Abdou Karim Sall mu di ñaari responsable yu APR te jubawuñu ci Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr it naka noonu ñu bëri di ko ngañi ci biir parti bi ca Ziguinchor Doudou Ka ak Benoît Sambou ñoom it mel ni xaj ak muus ca diwaanu Thiès itam Thierno Alassane Sall ak Augustin Tine rawatina Siré Dia nekk ay responsable yu APR wante ñoom it juboo doxul seen diggante naka noonu ca bët gànnaaru réew mi ci diggante Farba Ngom mi nga xamante ne nag njiitu réew mi moo ko tabal boppam juboo ñàkk dox si digganteem ak Daouda Dia rawatina tamit kii di Arona Dia fitna yooyu nag ak jafe-jafe yi ci biir parti APR ñu bëri ñu seen xel màcc ci wàllu politique ne loolee nag du jeex jamono ji donte nag njiitu réew mi mu ngi leen di artu ku ci nekk mu lay wax ñu dalal coow li lu ni mel sax ñu jàpp ne li ko waral du lenn lu dul ñàkk structuration bi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci biir parti APR loolee nag gannaaw ay bés des ngir élection législative yi li ñuy nemmeeku ci APR nag boo moyul du jur lu baax ci parti boobee ci lu jëm ci élection yi. Ibrahima Kane jàkkaarloom ñuy xaar la mu jur moom Barthélémy Dias maire kon Sacré-Cœur Mermoz xëy jano ak commission ad hoc ba ñu taxawal ci assemblée nationale ñuy xool ba xam mbalaanal kiirlaayam dañu koy dindi am déet awkam maître Aïssata Tall Sall rafetlu audition ba na mu tëddee ni nag ñi ngi xaar lépp loo xamante ne rek wax nañ ko dañ cay ànd ak ñoom maître Aïssata Tall Sall ci micro Maimouna Ndiaye. Barthélémy dafa jël benn kayit xam ngeen. ni koy latin yi di waxee verba volentis loo wax rek mën na naaw ngelaw li yóbbu ko mais loo xas bu bind moom kooku dafay des. lii xew tey dafay dugg ci histoire réew mi mu def benn bataaxal jagleel ko
commission bi gis ko léegi commission bi ñu ngi yor kayit boobu incha allah ñoom ñoo xam lan lañ si war a def bu fekkee ni dañuy lever immunité bi ñoom ñoo koy décider bu fekkee tam lever wuñu ñoom ñoo koy décider ñoo ngi noonu ak kayit Barthélemy ak seen xalaatu bopp ak seen xelu bopp ak Sénégal bi leen di seetaan. ndaje bi ndaje bu jaar yoon la Barthélemy ni mënoon naa ñàkk ñëw mais yàlla def ni ñëw na ndax moom dafa bëgg a dëggoo ak constitution bi dafa bëgg a dëggoo ak charte réew mi donc Barthélemy ñëw na déglu nañ ko wax na lu muy wax léegi nag ñoom ñoo des ci seen liggéey ñoom ñoo xam lu ñuy def rek muy loolu. xaaruñu dara lu dul di xaar rek ñoom lu ñu dogal te lu ñu dogal rek ñu xam ni loolu la ñu nangu ko. Aïssata Tall Sall ak Barthélemy Diaz moom Barthélemy Diaz nag ba mu génnee la mu xamle moo di ni kenn mënul fexe ba lu mu gëmul mu koy jëfee ak dogal bu ñu mënti teg ci kawam wala muy dellu cay gis-gisam déclaration boobee la def gannaaw boobee jàkkaarloo mu xamle it ni bis bi taxaw ci kanamu yoon bëgg na ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa yebaloon Ndiaga Diouf ak ñoñam yooyee ñu ñëw teew ñoom commanditaire la xewoon foofee ca mairie ba waaye it complice naka noonu képp koo xamante ni tudd nañu la rek ni seede ca coow loolee bëgg na nga ñëw taxaw ci kanamu yoon ngir indi ci ay leeral la ñii moom la ñuy laaj moo di président Macky Sall wax ci yëf yi ndax jàpp nañu ni na muy demee du gën ca ñoom train express fi mu war a jaar fële ca diwaanuk Rufisque ñooñee ñu war a yëkkati ndàmpaay yi ñu bëgg a teg seen loxo ñoom nag jàpp nañu ni mbir mi néew na néew goo xamante ni ak toroxal sax la ñu ko jàppee ba tax na nag namuñu ko seetaan ñu amal assemblée générale jël seen kaddu dénk ko Assane Diongo ñu teewlu ko ci micro Ousseynou Thiam. dañu dëkk ci suñu ay kër lu ëpp 60 ans ñu xëy bés ñëw ne ñu dañ leen di yëkkati ndax projet bu état am jëm ci train électrique ñuy interpeller Macky Sall directement ñu bëgg a yëkkati itam quartier boo xam ne ñoo mag ñii nga xam ne ñoo yor tey le gouvernement nit nag bu fekkee dafa ñëw ci dëkk fekk fa loo xam ne moo ko mag te xamul cosaanal loola lan la bu ko liggéey taxee bëgg a dal ca kaw loola te xamul lu muy dalee ca kaw loola bu ëllëgee dina dóor loo xam ci ëkk ku ñu ne nag tey sa kër dañu ko xayma te la ñu ko xayma matul sax njëgu terrain ci jamono jii ñu toll ba noppi bëgg la fa yëkkati ñu ngi lay toroxal ñu ngi toroxal sa njaboot ñun bi ñuy jox suñu baat état bii fi toog tey yaakaar la ñu amoon ci ñoom mais ku tas suñu yaakaar boo lëgee ñu tas sa yaakaar xeexu xel la ñuy xeex ak ñoom ci xel la ñu oo ci xel la ñuy waxanteeg ñoom. wàllug ceeb bi ñoom ci yëngu it wax nañu ñoom producteurs yi jamono ji ñuy jooy ñàkk riz parfumé fii ci réew mi nee nañ ñi ngi ak ay junni tonnes ca vallée du fleuve yoo xamante ni dañuy xaar ëpp na 50 000 tonnes ci wàllu riz blanc ak padi ba tax na bëgg nañu askan wi gën leen a bàyyi xel ci loolu ñuy liggéey jëfandikoo ko ñu àndi ci ak reportage Ousseynou Diop. ci ndakaaru ak ci yeneen ci région yi ceeb bi jóge ca bitim réew tekk bët doom bu góor la looy nag indi jafe-jafe ngir askan yi mën a am ceeb bu ñu xewloo moo ne dey ci jamono jooju ci vallée bu fleuve Sénégal ay junni tonnes ceeb bu weex bi ak ceeb bu ñaax bi ñu ngi fi nemmeeku tax ñii di producteurs yi di ci yëkkati seen i kàddu. actuellement stock yi ñu am fii mu ngi tourné ak presque moom maanaam 3000 tonnes la ñu am si stock fii ci Padis usine bi 3000 et quelques tonnes am na nag ay stock yoo xam ne ñu ngi ko bàyyi pont gendarme. am na stock boo xam ne aussi ñu ngi nekk au niveau de Sawagne et aussi am na yeneen stock yoo xam ne ñu ngi ko war a enlever si yeneen sites. 2500 tonnes de riz blanc mi ngi si usines yi toog 37000 tonnes de paddy mi ngi si magasin rizier yi 11000 tonnes paddy mi ngi si béykat yi toog si seen i kër yi si magasin yi mënuñu ko écouler. ceeb bi nekk ci diwaan Ndar géej ci jaay gun ko ceebu qualité la ci jamono joo xamante ni ceeb bi ñu jëlee ci bitim réew kenn mënu ko teggat baykat yi di woo doomu Sénégal yi ñu am kóolute ci ceeb bi ñu bàyyee ci réew mi. mais nguur gi dafa warul xaar ñun ñu koy woo loolu moo dul yoon ñoom xam nañu fi stock yi nekk nu ñu dem jënd nañu ñëw jënd si ko yóbbu ko fu ñu ko war yóbbu ñu jaay ko réew mi. waaye nag lu des mooy jëndkat yi nañu jënd si ceeb bi ñu jógee suñu loxo ñu mun a fay suñu bor yi ñu mun a engagé pour béy kon saison ñu mun a engagé pour transformer ceeb bu bees buy ñëw bi. ci càggar ak yeneen ci dëkkaan yi ceeb bi ñu bojj ba pare ak ceeb bu ñax bi kenn mënagu leen jaay loolu nag tax ñi nga xamante ni ñooy producteurs yi ñoom jàpp ni beneen ceeb ba ñuy jëlee ci bitim réew dañ ko war a bàyyi. te et puis ceeb bu ñuy indi bi du ceeb bu baax gis nañu si télé bi maintes fois service d'hygiène wala service de l'État dugg si ay magasin génn ceeb muy ceeb bu ban ñu di yóbbu ko tóori. parce que ceeb bi ngay importé aussi est-ce que gars yi xam nañ fu mu jógee ak nu mu bindoo surtout riz brisé bi donc je pense que loolu moom état bi daf ci war a gën a góorgóorlu.
ci campagne contre saison bi ñetti téeméeri junni ci ay tonnes la ñu am ci ceebu padi campagne bi ànd ak taw bi nag téeméeri junni ak juróom-ñetti fukk ak ñaari junni ci ay tonnes amagum nañ ko mu mel na kon Sénégal yi ceeb bi nga xamante ni moom la ñu war a dundee bay nañ ko waaye nag li des mooy njaay mi. Ousseynou Diop bi Seck daal di addu ci kon fàttaliku cinquantenaire bu Fesman ñi yëngu ci wàllu aada ak cosaan nag teewoon na ca moomee ndaje ñu daal di jël thème bi la ñu ca jàpp moo di mémoire fàttaliku waaye actualité fi ñu toll lépp nag ñu amal ko ci kilifteefu président de la République Macky Sall dellu si ci ak Cheikh Hassana Fall caméra Thierno Laurent Mendy. gunay Ndar ak gunay Ndakaaru awaay taal leen lampa yee ndeysaan Léopold Sédar Senghor janama taal leen lampa yee ndeysaan. wayu Abdoulaye Ndiaye cosaan yi moo jëmmal ndaje gu ñu doon fàttaliku cinquantenaire bu Fesman mu nekk ndaje gu fees dell ak i symbole su gis-gisu président CACSEN. L'une des plus grandes satisfactions de la CACSEN aura été, mesdames, messieurs, la forte attention dont nous avons été l'objet de votre li ñu gën a sigil ñun waa CACSEN mooy fulal gi ñu président def sa teewaay tey fii daf ñuy may fit ngir ñu mën yokk liggéey bu ñu tàmbali. à développer d'autres initiatives d'envergure dans le domaine des arts et de la culture. si googu la ndaje kiitu njiitu réew mi yëgle fa ay raay yu mu fas yéene tabbal yenn artiste. j'ai décidé très prochainement. jël naa ndogal ni. yéen ci artistes yi fekke woon Fesman bu 1966 dinaa leen tabal ay raaya ngir seen liggéey bu rafet bu ñu def réew mi ci aada ak cosaan de notre pays. sunu njiitu réew soppaliku doon ab taalifkat ci bile ndaje mu fàttaliku taalif bi di Souffle bu Birago Diop mu mel ni kuy wax ne juróom fukki at ginnaaw Fesman gi njëkkoon ay fàtte amu fi te xalaatu boroom xel yi bawoo Sénégal mu ngi woy di law ba faaw. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. président Macky Sall dellu si ci beneen ndaje moo xamante ne amal nañ ko waaye bi yoon ci wàllu kaaraange kon la ñuy gën a taxaw ak waa France rawatina marine bi lëkkaloo boo xamante ni danañu ko lëkkaloo ak l'armée bu Sénégal fii ca wàllu woowee nag daan nañuy wax lu jëm ci bâtiment boo xamante ni def nañ ko fii ak liggéey bu am solo boo xamante ni nam na koo indi dooleel wàllu kaaraange gi dañu cay dellu si ca boobe wi si takay satu pay mission Corembe 134 nekk ab mission boo xamante ne marine française moo ko taxawal ñoom it li ñu si jublu mooy taxawu seen ay ressortissants français ak seen ay intérêt ci atum 1990 nag ba tey marine française taxaw si ay dëkkum Afrique yu bëri ngir jàppale leen. on est là pour préserver les intérêts. suñu teewaay fii bokk na ci li ko waral aar suñuy intérêt rek fii ci golfe bu Guinée lëkkaloo itam ak marine yu Afrique dina bokk ci li gën a dooleel xeex lu jëm ci wàllum terrorisme. te sax ñun lañuy xeex lu jëm ci wàllum terrorisme ndax ni ñuy doxalee bu ñu ko wéylee di def loolu ñu naan stabilité ne daal di am ci dëkk bi. directement engagé dans la menace contre le terrorisme. BPC Dixmude maanaam benn bâtiment de protection ak bu commandement bu marine française di participer ci opération Corembe googule. c'est un navire de guerre, c'est un navire d'assaut amphibie dont la mission c'est de projeter. lii nag mooy li ñuy woowee navire de guerre ab liggéeyam nag mooy fexe ba aar troupe yi waaye itam jox leen ay jumtuwaay yu xarala jumtuwaay yu mucc ayib yoo xam ne bu ñu ko jëfandikoo rek lépp lu ñu bëgg ci résultat mën nañ koo am gannaaw sax jumtuwaay yu xarala yi ak li mu àndal dañuy def yeneen xeetu opération yoo xam ne ci dëkk yi nga xam ne dafa am fitna fa la ñuy dem di jàppale askan bi. dans un pays en crise où l'assistance des populations. ambassadeur de France nag profité ci occasion googule ngir fàttali lii di bataille de Verdun. Verdun est assurément un symbole de notre mémoire nationale. Verdun nag dafa bokk ci sunu taarixum réew ndaxte day wane loolu ñu naan engagement ak itam jàppalante gi moom sa bopp gi jàppalante gi surtout ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sunuy ñooñ ba ñuy taxaw di xeex dañoo ñëw yor seen i ngàndaay ànd ak ñun bokk ak ñun xeex bi. C'est pour la France le symbole de la Grande Guerre. bato gu mag gile nag nekk escale fii ci Ndakaaru
moom nag mu nar a participer ci mission de sécurisation ak coopération régionale lu toll ci 400 marins nag teew nañu ngir jàppale leen. élection yi ñu amal fële kon ca États-Unis diggante Donald Trump ak Hillary Clinton fii ki waxtu danañu xam kenn ci ñaar ñooñu kon kan ci ñaar ñooñu ñoo fas yéene wuutu Barack Obama dellu siwaat nag ci seen i jaar-jaar njëkkee ko ak Donald Trump homme d'affaires ñaar ci loolu kon ci wàllu ko koom waaye it ay déclaration yoo xamante ni saa da koy def loolee bokk na ci li tax ñu gën ko bàyyi xel Fatigien moo ñuy xamleeg moom. candidat bu nu gën a ngàññi ci taarixu politique bu États-Unis moom mooy Donald Trump nag daanaka buy wax ñëpp a koy may nopp ndax ñu bëri dañoo jàpp ne njaaxum rek lay génnee ci gémmiñam laata muy dugg nag ci campagne bi ci weeru juin atum 2015 moom Donald Trump lañ ko gënoon a xamee mooy alalam ju bari ji golf yi taax yi ak itam ay sëy yu tas daanaka yoo xam ne dañ ko médiatiser moom sax nekkoon na daan joué ci ab télé-réalité moom moo nekkoon animateur principal ba tax na nag américain yu bëri sax foofu lañ ko xamee maanaam ci télé bi mu nekk itam candidat républicain waaye la mu bëgg rek nee na taxawal ab mur ca frontière bi dox diggante États-Unis ak Mexique ndaxte daal la ko gën a metti moom mooy immigration clandestine maanaam dugg États-Unis ca jaarale woo ko ci yoon ñu bëri nag nee ñu moom Donald Trump daal mag la moo xam ne day doxee na ko neex waaye la ñu nemmeeku rek moom mooy ci ñetti débat yi mu jàkkaarloog Hillary Clinton daanaka sëñ bi dafa mel ni ku ci xaw a daanu ngoonte ñu koy jàppal tànk gëm ne ba tey moom moo nar a nekk président bu États-Unis laaj boo ko laaj am na tontoom waaye am na laaj boo xam ne bi ñu ko waxee daanaka ŋaaŋu ci maanaam bu résultat yi génnee ndax dina taxaw nangu ko am déet démocrate la njëkk a doon ba ci atum 1987 mu jugee ca nekk républicain diggante 1987 ba 1999 bokk itam ci parti de la réforme ci atum 1999 jàpp 2001 nekkaat démocrate 2001 ba 2009 mujjeewaat ci républicain mu juddu fukki fan ak ñeent ci weeru juin atum 1946 nekk itam ñeenteelu doomu benn promoteur immobilier ci New York mu def am jàng ci wàllum commerce daal di fekki waajuram ci liggéey bi moom nag boo demee ci wàllum yoon daanaka ay procès yu bëri ñu ngi koy tudd tëram moonte Donald Trump daal ci wax gis nañu ne dafa mel ni ku xaw a nangu ne toog na ay at fayu li nga xam ne moom la ñuy woowee impôts fédéraux fële ci États-Unis digganteem ak soxna yi dafa xaw a taq suuf ndax léeg-léeg wax ja mu yëkkati di ko jëmale ci ñoom Donald Trump fi mu ne nii soxna su taaru la yore biir këram muy ab man boo xam ne ay atam mi ngi toll ci ñeent fukk ak juróom-benn ñoom sax am nañ benn doom bu góor bu am fukki at bu weesoo loolu nag Donald Trump am na yeneen doom ñeent lañ seenub lim bu weesoo gone googule ñoom ñeent yooyu sax fi mu ne nii ay magi jëmm lañu. moom Donald Trump ka muy xëccool Hillary Clinton la ñu koy wax mu nekk nag jigéen ñi nga xamante ni moom it moom moo jëkk taxaw ngir fas yéene doon kay jiite Amérique jaar-jaaram ci wàllu politique foofu it kenn lam-lametu ko Fatou Dieng lañ ci desal. Hillary Clinton moom mooy soxna su njëkk su nekk candidate fële ca États-Unis moom ñu daal di sëy ci atum 19 ndax mooy jigéen bu njëkk bu samp ndëndam di xeex ngir daal di jiite réewum Amérique. Fatou Dieng ñu gërëm ko diggante soxna si ak sëñ bi nag lu nekkoon mën na caa xew ci kon kan moo ci war a mën a gagné ki ñu xamal lu ni mel moom mooy rédacteur en chef bu kon le quotidien mu jàpp ni nag ak lu mënti xew constitution Amérique dëgër na dëgër goo xamante ni foofee njiitum réew du lu la fa neex def dañ ci ànd ak Aminata Mbaxe Sow Modou Diop. doomi Amérique di xaar ku leen nar a jiite. ginnaaw kii di Barack Obama bi mu fa jaaree lii nag di beneen page bu ubbeeku ci histoire Amérique. pour la première fois ci histoire Amérique ñuy am ñaari leader ñoo xam ne kenn ku ne mën nañu wax ne guléet nga ci sa parti ndaxte Hillary Clinton. diggante Hillary Clinton wala Donald Trump kan moo ci nar a gagné élection américaine yi ñëpp di xaar li ci rusandi. mën na am suba bu Hillary fallo mën na ne moom d'accord ci donc guléet la du man bettuma parce que déjà comportement am ci doxalinam ba tey wax ju muy wax rek nga xam ne politique spectacle la indi c'est vrai système bu bees la ci Amérique système bu bees la itam ci monde bi koo xam ne leader la te comme Amérique réew la boo xam ne liberté dañu ko wormal
dañ koy may mu wax xëy na lu ko yitteel ak lu ko neex mais bu fekkente ne keneen ki moo falu dafay obligé ranger armam rek mu toog. bu ñu seetloo bu baax ci seen campagne kii nga xam ni mooy candidat démocrate bi di Hillary Clinton moom nee na ci tànku Barack Obama la nar a topp bu gagné. kii nag di républicain bi di Donald Trump moom dafa bëgg andi ay coppite yu bëre lu mu ci mën a doon système politique bu Amérique moom am na ay base yu solide. man gëm naa ne du am coppite gu rëy parce que américains yi tamit am nañu benn conscience goo xam ne jàpp nañ ne ñoom am nañu benn rôle bi ñu war a jouer ci àdduna bi de sorte que du benn Donald Trump bi nga xam ne mu ngi soog a ñëw moo leen koy xañ de sorte que tey jii nii bu demoon ba moom mu fal mu bëgg a def. naka sadul noonu mën na am système américain bi nga xam ne système bu huilé la du ko permettre parce que congrès bi dafa am doole gu rëy ci kii bi ce qui fait que tey jii nii moom bu bëggoon fal nit waa congrès ba mën nañu cee opposé wu te buñ ci opposé woo du dem te comme moom àndul déjà ak pontu parti bi maanaam parti républicain bi nga xam ne ñoom ñoo ko ngemb sax àndul ak ñoom ce qui fait que même bu fal woon tey du mun a doxal na mu ko neexee donc dina am coppite ci wàllu perception bi nit ñi am ñun ñi nga xam ne bitim réew lañ nekk wala bokk ñun jullit yi mën na am gis-gis bi ñuy gis ci moom mais à l'arrivée doxalin gu mu mën a wax maanaam wax ju muy wax ne dina dàq jullit yi dina dàq noir yi loolu wax rek lay doon du ko mën a def parce que Amérique système la loi bi dafa diis. ay waxtu rek ñu xam kan moo nar a uutu Barack Obama di premier président der bu ñuul bi jiite Amérique. kon jàngatal Amadou Ba rédacteur en chef bu L'As Amérique googee nag bari na ñu ko teg bët bëgg faa dem jàpp ni kon fa la seen lépp di sottee monte ñoom it ñi ngi yàq seen i jafe-jafe Souleymane Touré. juróom fukk ak ñaar ëmb réew mu Amérique ñëpp ci benn philosophie ñuul wala nga xees ñëpp di fësal seen bëgg liggéey. société bu ñemee liggéey la bu ñemee xoslu waaye dafa nekk ne ñoom ci cosaan ñu sancoon États-Unis njëkk fa ñëw ay daw làqu lañu woon bi ñu dawee làqu daal di ñëw foofu créer États-Unis wutum dërëm ñu ci bëri ak daw. nooteel bu ñu leen doon nootee seen dëkk ci ay ñu koy wax ay persécution religieuse bi ñu ñëwee dañuy jël liggéey ak wut ak am-am teg ko ci seen philosophie moom moo tax ñu gëm dërëm. États-Unis ñu bëri naw leen nekk aljana ci kaw suuf ci ñeneen waaye réewum boobee mën na bettaate boo ko xamul. malgré nu ñu leen di adduna bi di nawee naan États-Unis mais soo xoolaatee ba bu baax ci biir ñuy wax rêve américain am na ñoo xam ne ñoom rêve boobu vraiment dund bu metti la ci ñoom parce que ci njalbeen lu laloon dëkk bi ba léegi mbir mi dañagul moom mooy dañ ko fondé ci nooteel jël ay doomu jàmbur liggéey leen ci ay plantation soo xoolee États-Unis lu nekk ci noir ay nit ñu ñuul ñu nekk ci kaso moom moo ëpp ñu nekk ci biir université yi loolu mooy wane rek ne donte nit ñi bëgg nañ fa dem bëgg nañ di roy ci ñoom mais gisuñu ne ci beneen fànn dëkk la boo xam ne am na lu bari loo xam ne mun nañ ko ŋaññee. Amérique nekk première puissance mondiale ñëpp naw ko respecté ko ci wàllum démocratie waaye ci gis-gis ñu bëri seen am-am dafa féetoo boor rawatina ségrégation raciale diggante nit ku ñuul ak ku xees mim fay way ba tey. ñu jaajëfal ko bu baax Souleymane Touré lépp tàggat yaram bi ba ci kàllaama nasaraan ca kanam tuuti 20h ak Sara Cissé dana fi teew kon yaatalal leen xibaar yi dellu gërëm leen kon bu weer ci ànd bi ba ci kanam tuuti rédaction bi dellu si waat